aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci seen web tv islamtele.com ñoo ngi leen di dalal ci seen émission hebdomadaire bi am ayu bis bu nekk leeral li xew tey nag ñu tànn thème boo xam ne ci lañu war a waxtaane te thème bi méngoo ak anniversaire bis bi nga xam ne mooy 11 septembre ndax thème bi ñu ngi ko tudde islam paix et géopolitique maanaam l'islam jàmm ak wàllu luy saytu politique gu àdduna bi diggante réew yi loolu kon li ko waral moo di bi nga xamante ne 2001 événement 11 septembre yi ni ngeen ko xamee am na ñu bari dañ cee joxañ l'islam baaraamu tuuma di wane ne l'islam diine ay la ndax événement yooyu màndarga la ci ba tax ku mel ne président Bush nga xam ne ci jamono yooyu moo nekkoon kilifa ak États-Unis d'Amérique dafa waxoon ne ñoom ci croisade lañ nekk te croisade baat bi sax li muy wundu daanaka mooy luy xeex l'islam xëy na tudd ko woon directement waaye nag baat bi li muy wundu ci histoire ñu bari dañuy jàpp ne dafa nuru woon ne dafa yëkkati ab xeex jëmale ko l'islam kon loolu yëpp tax ñu invité tey koo xam ne moo ñu war a waxtaanal ci thème boobu di docteur El Hadji Moussa Fall professeur la d'université nekk itam chercheur di gëstukat nekk conférencier nekk itam bindkat ndax bind na ay téere lu mel ne bu mel ne nouvel ordre mondial et la jeunesse musulmane bind na itam téere bu ñuy wax l'arabe dans le système éducatif sénégalais bind na itam beneen téere boo xam ne ñi ngi koy waaj a génne incha allah mu tuddee ko la fixation des heures de prière au Sénégal à la lumière du malikisme maanaam waxtu julli yi daal nan lañ koy fixé ci Sénégal El Hadji Moussa Fall itam nekkoon na vice amir ci jamaatu Ibadu Rahman ndax ci lay yëngatu itam ci mbooloo moomu nekkoon na itam porte-parole mouvement bi jamaatu Ibadu Rahman nekk fii ñu toll nii di wax ak yéen nekk ci membre ci direction bi ci ñi nga xamante ne ñooy saytu wàllu relation extérieure kon loolu ci gàttal daal mooy ki nga xamante ne mooy suñu invité bi di El Hadji docteur El Hadji Moussa Fall. kon ñu dugg ci suñu laaj bu njëkk docteur Moussa dañoo bëgg nga jàngatal ñu ci njàlbeen le 11 septembre événement yi ci xew ban gis-gis nga ci am ban analyse nga ciy def ak la ca juddoo su ko defee itam nga wax ñu ba xam tuuma jooju ñu tuumaal l'islam ne diine ay la tuumaal ko ne l'islam diine la joo xam ne bokk na ci li waral 11 septembre ndax tuuma jooju dëgg la wala itam ndax day tuuma joo xam ne tegewul fenn tegewul ci benn màndarga loolu lañ bëgg nga dikkal ñu ci docteur Moussa. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu suñu mbokku sëriñ Cheikh Fatma di nuyu ñi nga xam ni ñooy déglu émission bi di ko topp ci àddina bi yëpp di rafetlu invitation bi mais di rafetlu aussi thème bi parce que mbir la yoo xam ni dañ ko war di jàngaat toujours ci bëtu l'islam ci bëtu jullit 11 septembre dañuy gis ni ginnaaw bi mu demee ba lu ëpp fukki at teewul ba léegi non seulement conséquences yi mi ngi continuer mais li ñuy wax joxeegul mbóot yi mu ëmb yépp liñ ciy njëkk a wax mooy tuumaal biñ ci tuumaal l'islam mais li ci gën a doy waar mooy boroom xam-xam yu bari même ci tubaab yi ci seen bopp ñu ci bari dañoo gëm ni mbir la moo xam ni dañ koo créer c'est-à-dire mbir la moo xam ni
dañ koo sos ci lu amul am na ñu gisee noonu donte am na sax xëy na ay groupe l'islam ñoom Ben Laden ak ñeneen ñu revendiquer yenn ci yu demee noonu mais quand même am na analyse yu rëy ci Europe ci Occident ñoo xam dañoo jàpp ni lu américains yi créé pour régler woon ay mbir la te soo delloo aussi ci histoire Occident da nga koy gëm boo jëlee lu demee ni Le Prince téere boobu nga xam ni ñu bëree bëri ci ñiy jiite ci la ñuy dellu tey jëlaale na sax suñu njiit yi li ñuy gën a wane mooy histoire surtout ci àtte yow njiit wi yaa war a créer histoire yaa ko war a def waroo bàyyi rek muy dox naturellement mais da nga ko war a créer loolu boo ko doon jéem a appliquer ci 11 septembre da nga koy xaw a gëm parce que la ko jiitu ci ay fait tax na ñu xalaat loolu bi ci njëkk moom mooy États-Unis Amérique ci boppam lu jiitu loolu depuis presque deuxième guerre mondiale ba léegi ba 1990 presque li doon dox moom mooy li ñuy tuddee bipolarisme nga xam ni àddina bi ñaar a ko seq muy États-Unis ak URSS Union soviétique ku nekk di jéem a imposer sa moroom mais li ci doy waar mooy ku nekk aussi ragal sa moroom wala boog ragale ko xel moo tax ku demee ni Garoudi di ko tuddee les cribles de la terreur c'est-à-dire mu ne amoon na sax yemamaay bu amoon ci àddina bi ci ñuy bañ a dugg ci xeex mais nag ñi ngi ko doon def ci ku nekk di moytu sa moroom parce que États-Unis xam na ni jamono jooju Union soviétique amoon na lu mun a tukkal àddina bi Union soviétique aussi xam na ni États-Unis am na lu mënoon a tukkal àddina bi moo tax suñu nguur yu ndaw yi sax suñu dëkk yi tiers monde xam nga créé woon nañ lu ñu naan les non-alignés mais leer na ni loolu moom taxawul parce que ña ko jiite woon ñoom ñëpp ku nekk amoon nga péete ci benn ci États-Unis wala ci Amérique donc bi nga xamante ni nag li ñu mën a tuddee bipolarisme boobu jeex na li ñu tuddee la guerre froide nga xam ni mi ngi jeex li ko gën a jëmal mooy daanub mur de Berlin nga xam ni dafa daanaale presque li ñuy wax communisme li Union soviétique amoon ci force wàcc Amérique rek des fi ci terrain bi nga xam ni nag léegi moom mooy imposer ay loi am kenn mënatu ci dara bloc de l'Est bi presque seey mais jamono jooju ñu gis ni nag non seulement États-Unis li mu gëm ci wàllu xalaat mooy il faut mu am ku muy jàkkaar lool di mun a xeex ak moom toujours mais aussi itim l'islam commencé di màgg ñu gis ni itim l'islam mooy presque danger bi nga xam ni mooy ginnaaw communisme noonu la vraiment analyse yi def surtout ci États-Unis am na lu ñuy tuddee choc des civilisations xëy na dinañ ci ñëw ci kanam de telle sorte que jamono jooju aussi Afghanistan amoon état bu mu déclaré islamique te xëy na approche am wuuteeg bu baax a baax li tubaab bi gisee àtte mais Irak surtout aussi bi ginnaaw bi Saddam Hussein duggee Koweït ñu jàpp ni beneen danger la Israël gën koo exploité nag gën a nax tubaab yi ba ñu gëm ni vraiment Irak benn danger la boo xam ne suñ ko bàyyee dina tas àddina bi ak sax sos yu bëri yañ fa def histoire wane neen dara amu ci parce que doon nañ présenté Irak ni moom mooy 4e puissance du monde loolu ku géntul da ngay xam ne du ay dëgg mais loolu lañ gëmloo woon nit ñi loolu la États-Unis gëmloo woon nit ñi tubaab yi dañ naan États-Unis nëbb na leen ci xeexu golfe bi 75% ci information yi daaw ñu ko jot France ci boppam avoué na ko donc yooyu yëpp tax na États-Unis war a mun a xeexaat pour jéem a am la mu amoon jéem a imposer àddina bi ni mu bëggee kon occasion woon la woon pour moom vraiment mu mun a faagaagal li gënoon a am solo ci monde musulman bi ci jamono jooju gën na caa rawati Irak wala Afghanistan. am na beneen élément facteur bu am solo aussi moom mooy situation bi nekkoon fële ci Palestine kon yooyu yëpp tax na bi événement yi amee effectivement 11 septembre ñu jiiñ ko jullit yi mais li leer mooy même bu fekkoonte ni dañoo nangu thèse ni ay jullit ñoo ko def jamono jooju ñëpp nangu nañ ni technicité bi mayu leen woon ñu mun a taxaw ci lu demee noonu te jàppale wuñu ak amul ñu leen jàppale ci biir États-Unis ci biir même administration Bush ci boppam. donc malheureusement am jullit yoo xam ni aussi xëy na seen gisin demewul noonu
ñu gën a siiw sax ci ñu demee ne Al-Qaïda ak ñooñu revendiquer yooyu mbir mu may occasion États-Unis ñu dal ci alamul islam yi yàq ci lu bari gën a wane nag ba léegi ni l'islam diine la joo xam ni diine terrorisme la comme ni nga wax Bush rek sax waxu ko mais Berlusconi waxoon na lu xaw a jege loolu wane ni civilisation l'islam du civilisation bu baax dañ ko war a dimbali defaraat ko même sax pape bi wane woon ni effectivement l'islam ci violence la egge fi mu egg mais defe naa suñu delloo ci histoire ci gàttal dañuy gis ni violence sérieusement Occident la fekk baax tudd nga ko sànq croisade yi li ñu rey ci ay jullit nee nañu jamono jooju da nga daan wër ci mbeddi Bagdad yi ci mbedd réewu jullit yi muy nekk presque ay dexu deret parce que ay rey yu bon yoo xam ne dañ ko rey ay jigéen dañ ko rey ay xale dañ ko rey ay xale ay màggat mais gën a doy waar aussi sax te def autodafé li ñuy wax autodafé c'est-à-dire lakk lu dul jeex ci ay téere ak ay turaas loo xam ni dafay dellu ci culture l'islam kon defe naa lu jullit yi war a jàngaat la xamaat aussi position biñ ciy jël. jërëjëf docteur Moussa yaakaar naa tontu bi leer na am na solo te dana ubbi ay perspectives ci gëstu ni nga ko waxee ci jullit ñu bari ñu gëstuwaat jàngaat événement yooyu ba gën cee am lu leen gën a leer ñu ñëw ci suñu ñaareelu lu laaj mu jëm ci ni nga ko waxee ne l'islam contrairement ak ni ko Occident di waxee ne l'islam diine ay la ni nga ko waxee yow l'islam diine jàmm la dañoo bëgg nga ñëwal ñu ci lan mooy màndargaal ci histoire de l'islam ba suñu jamono yi lan mooy màndargaal ak fondement yi l'islam ne l'islam diine jàmm la. jërëjëf sëñ Cheikh defe naa li nga wax lu am solo la ndax dañu toll ci jamono joo xam ni communication dafa nekkoon sax bu ñu bari dañ ko daan boole ci 4e pouvoir ginnaaw ñetti pouvoir yi ñu jàpp ni ñoo war a àtte mais léegi moom boroom xam-xam yépp gis nañ ni moom mooy presque premier pouvoir parce que pouvoir bi gën a kawe di pouvoir exécutif nga xam ni nguur gi moo koy représenté moo yore force moo yore doole mooy exécuter àtte mooy joxe lu bari moo xam ab président de la république la moo xam ab buur la moo xam roi moo xam leneen tey ci àddina bi ñooñu kay jiite presque du def lu dul la nga xam ni lañ ko jox ci wàllu communication lañ ko wax ci wàllu xabaar lay jëfandikoo pour mun a àtte moo tax léegi ñu bari jàpp ni communication moom mooy premier pouvoir sax ba tax na ku ko bugg a exploiter ci lu baax mun nga ci def liggéey bu rëy comme ni ngeen di def nii mais ku ko bugg a utiliser ci lu dul loolu aussi mun nga yàq te malheureusement loolu lañ yàqee l'islam tey wane ko image boo xam ni image yu terrorisme la image boo xam ni image yu fanatique la ak yu demee noonu dama naan parfois baat yi ñuy jëfandikoo sax dañ ñu ciy nax te duñ ko yëg par exemple boo jëlee fu demee ni Angleterre ñiy xeex foofa Irlande du Nord pour am seen indépendance suñ leen di présenter ci presse bi occidentale ak jëlaale nañu ñun malheureusement dañ la naan c'est des résistants xam nga résistant baat boobu dafa neex ku ko dégg bëgg dëgg bëgg maandu te da nga leen di faral te doo ko yëg sax mais suñ la dee présenter palestinien bi nga xam ne dañoo nangu suufam rey ay ndeyam rey ay baayam rey ay liir dañ la naan rebelle wala fanatique nga xam ne suñ la nee rebelle rek yow déjà pare nga ci moom boo seetee Irak bi fa américains yi duggee yenn poche ya dese woon résistance bi ku demee ni imam Sadr bu ñu ko daan présenté dañ la naan rebelle c'est-à-dire ku nekk biir dëkkam mi ngi mel ni nit ki tey ñu fekk ko biir këram këf ay biens violer njabootam yàq ay lu mu am ci njariñ mu taxaw di xeex nga ni ko kooku rebelle la loolu vraiment du lu xel nangu loolu donc la ñuy jëfandikoo malheureusement ci bu ñuy présenter l'islam aussi dañuy fàtte la ñeneen ñëpp def ci lu dul noonu bugg a wane ni l'islam diine violence la mais comme ni nga wax l'islam moom suñu delloo ci diine l'islam ci fondement bi muy alxuraan donc dafa régler problème boobu daf ko yittewoo problème mu salaam problème mu paix jàmm parce que l'islam dafa bugg a amal ci àddina bi société bu set
société bu dal société bu maandu société bu développé mu xam ni nag loolu mënoo koo amal lu dul jàmm dafa am loolu mooy principe bu l'islam donc lépp luy indi jàmm da ciy taxaw lépp luy indi ay daf koy moytu moo tax li ñuy tuddee min lawazim al ibadat la tàmbalee ba tey sax la ko jiitu kalimatu tawxid bi ñu ko yàlla di définiral ci alxuraan daf cee boole jàmm daf cee tere tooñ mu ne ñu ci alxuraan ñi nga xam ne dañoo gëm walam yalbisu imaanahum bi zulm ulaayika lahumul amn wa hum muhtadun mu ne jullit bu gëm mooy ki nga xam ni dafa gëm yàlla te jaxasewaale wu ci tooñ c'est important dafa gëm yàlla mais jaxase wu ci tooñ yonent bi salaam benn bés mus na ñuy joxe exemple benn jigéen bu faatu woon ñëpp rafetlu taxawaayam jigéen ñi di ko commenté ni kooku li mu daan julli guddi li mu daan woor li mu daan sarxe kenn xamul nu mu toll waaye de lenn rek la amoon benn sikk mooy da daan lor dëkkandoom yonent bi ni leen safara la jëm yal nañ ci yàlla musal xoola donc côté jaamu yàlla bépp respecté na ko mais tooñ dëkkandoom rek tax yonent bi nii wala mayu leen jàmm mu ne safara la jëm beneen jour muy waat wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man laa ya'man jaaruhu bawaa'iqahu mu ne maa ngi giiñ ci yàlla ni ki may wax du gëm yàlla gëmam matul wax ko ñetti yoon saxaaba yi ku nekk nee na tiitoon nga ngir bokk ci nga ni yonent bi ñi ngi ngéejoo rek mu wax kan la ba ñun ñu bañ cee bokk mu ne leen koo xam ni dëkkandoom a xelam dalul niw dina ko lor saa yoo xamante ni say dëkkandoo seen xel dalul ni à tout moment mun nga leen a lor wala nga lor seen njaboot wala nga lor yoon saa salaam nee na xoolaatal sa bopp xoolaatal sa ngëm te noonu aussi l'islam di ko waxee ci dëkkandoo noonu la nekkee aussi ci biir société bi donc kon boo seetee min lawazimi tawxid ci donc kennal yàlla nga xam ne mooy chartu yàlla yërëm la ba ca njëkk moom mooy nga bañ a tooñ ci biir sa jëf ñaareel bi min lawazimil ibadat yàlla bi muy wane ni dañ ko war a jaamu na mu waree dafa war presque defaale ni condition balay may yow nga taxawee loolu moom mooy nga am jàmm ci li ilaafi Quraysh xam nga mi ngi ñu naan li ilaafi falyabudu rabba hadha al bayt alladi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawf nañu jaamu yàlla mel ni daf ñuy justifier lu tax ñu war a jaamu yàlla mu ne yàlla moo leen may ñaari mbir da ngeen ko ci war a sant jaamu ko mooy leel na leen fekk da ngeen a xiifoon moo leen wërsëgal lu ngeen mun a lekk ba mun a taxaw ba mun a dëgër mais surtout moo leen may ngeen am sécurité moo leen may jàmm kon conséquences yi mooy ngeen jaamu ko beneen aaya mi ngi ñaan walladina in makkannahum fil ard aqamu salaa wa atawi zaka wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar mu ne jullit mooy ki nga xam ni su ko yàlla mayee kàttan ci kaw suuf du xalaat exploité ko du xalaat yàq du xalaat tooñ mais day taxawee ñetti mbir aqamu salaa day taxawal julli mun ñu ne mooy représenté jaamu yàlla wa ataw zaka mu joxe azaka muy représenté solidarité bi war a am ci diggante membre société bi wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar mu ñu ne mooy responsabilité morale c'est-à-dire digle lu baax tere lu bon kon l'islam condition jaamu sax dafa jàpp ni il faut nit ki nekk ci jàmm yonent yàlla Ibrahim ba muy tabax kaaba ga loolu la wax yàlla wërsëgal ma haadal bayt aminan defal ma kaaba gi mu nekk foo xam ni fu am sécurité fu am jàmm la kenn du fi tooñ kenn ba yàlla di nangu aussi loolu la wax la tadxulunna al masjid al xaraama insha allah aminin la jëfandikoo ni yoon saa sallam di nga dugg ci jàkka jooju ci ki néeg boobu Ibrahima doon ñaan jàmm da nga fa dugg mais di ngeen fa dugg ci jàmm ku fa dugg nekk ci jàmm mais boo jëlee aussi l'islam dafa jàpp ni jàmm dafa bokk bi ci njëkk mooy nu yonte suñu diggante jàmm la assalaam loolu ngay wax asalaamu aleykum yàlla na jàmm yàlla nekk ci yow foofu sew-sew yu doy waar seen cheikh mooy pour dëggal jàmm jooju l'islam dafa naan nit ñu bëri wala nit ku war moom moo war a nuyu kuy dox nit kuy dox moo war a nuyu ku toog nit kuy dox moo war a nuyu ku toog nit ñu bëri ñooy nuyu ku ñu romb te kenn la loolu mooy lan c'est-à-dire saa yu nit ki nekkee ci position de force
nga xam ni mun na lor moroomam l'islam pour dàq lor googu dàq même tiitaange gi danaan ki nekk ci position de force na njëkk a wane ni moom jàmm la ëmbal moroomam parce que ki nga xam ne dafa war mun na romb kii dox dóor ko ba max ko mu daanu mu continuer balaa muy jóg ki nga xam ni dafa toog ki la jub si tiim la mun na la gaañ doo préparer mais kooku bu tàmbalee wane na li man jàmm laa bëgg asalaamaaleykum vraiment lu doy waar la mais yàlla teg ci ni yoon saa sam teg ci nag ni même alxuraan sax fa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha suñ leen nuyoo na ngeen nuyu bu dàq bu gën a rafet nga xam ne suñ la nee asalaamaaleykum sax yow doo ci yem da nga naan wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu pour wan ko ni man aussi jàmm laa la ëmbal kon soo ñëwee foofu noonu ngay gis da ngay gis ni jàmm rek la l'islam joxe mais yeneen yi mu tëral en tant que institution dafa am ay mbir yu mu tëral pour jàmm jooju mun a am bi ci njëkk ñi ngi ko tuddee man maa ngi ko doon woowee al ijraatu charia lil xifaaz ala al amn wa salaam dispositif yi nga xam ni charia daf ko jël pour sàmm jàmm sàmm maandute ci biir société bi ci njëkk mooy al xifaaz ala daruriyat al xams aw sitta dafa am lu ñuy tuddee ci fiqhul islaam yi surtout usul dafa am lu ñuy tuddee daruriyatul xams boroom xam-xam yi ni mun nañ ko yokk sax ba muy juróom benn ñu ne charia soo ko doon jàngat lépp ba mu mat da ngay gis ni dafa ñëw pour sàmm juróomi mbir dafa ñëw pour sàmm diine doomu aadama dafa ñëw pour sàmm bakkanu nit ki dafa ñëw pour sàmm alalu nit ki dafa ñëw pour sàmm xelu nit ki dafa ñëw pour sàmm deru nit ki wala boog sa progéniture c'est-à-dire fi nga juddoo ak ñi nga xam ni dañuy sosewoo ci yow ci lay araamale njaaloog yeneen ak yeneen yooyu daf koy sàmm pour société bi dund ci jàmm parce que bu nekku rey ñu rey la loolu day leer ni kenn du ko tey di rey bu nekk ku dagg loxo jàmbur ñu fay la ko day leer ni kon kenn du ko def kon soo jëlee kuliyaat xam sa yooyu da ngay gis ni dafa ñëw aussi pour indi jàmm mais aussi alqisaas fayonte parfois metti na mais mooy indi jàmm walakum fil xayaati qisaasun yaa ulil albaab loolu la ñu yàlla wax am ngeen di ngeen dund di ngeen am dund ci fayonte c'est-à-dire ku tooñ ñu fayu la nga tooñ loolu dana tax nooy seulement yow doo tooñati mais keneen du tooñ mais xam nga ni ñun li ñuy dund suñu jamono ji dégg nga ñëpp di ko wax moo xam politiciens yi la moo xam sociologue yi la moo xam ñëpp ñu ngi naqarlu ci suñu réew yi li ñu tuddee impunité c'est-à-dire nit day def lu rëy kenn du ko toppee ki nga xam ne amul dara def lu néew a néew ñu topp ko ay ati at tëj ko ci ay kaso moo tax yoon saa salaam waxoon ko bu yàgg mu ne li alagoon ñi leen jiitu mooy bu fekkente ni ku bokk ci kër gu rëy ku bokk ci famille bu rëy dafa sàccoon kenn du ko àtte ñu nëppal ko mais su pauvre bi su miskin ku amul dara sàccee ñu àtte ko ca kaw tëral àtte bi ci moom mu ne loolu moo alagoon ñi leen jiitu mais gis nañ ni tey loolu moo alagaat ñi nga xam ni ñun suñu jamono la parce que bari na ay tooñ yoo xam ni nit daf koy def fekk yaakaarul lu dul mi ngi ci pouvoir wala am na ku jege pouvoir wala bokk na ci yax bu rëy comme niñ koy waxee wala am na alal mun na cee rëcc loolu l'islam moom daf ko xeex te yonent bi sallam wane na ko saxaaba yi wane ko kon am yeneen yoo xam ni aussi al uqubaat li ñuy tuddee uqubaat am na ay peine loi pénale yu l'islam indi yooyu yëpp quand même pour mun a fexe ba jàmm am ci biir société bi mais plus aussi muy digal nit ñi baalaate buñ leen tooñee jéggal leen moo gën ak yeneen mais aussi comme li ñuy wax bari na aussi nitu diine yi gis ngeen Sénégal résistance yi fi ëpp na ci armée la woon mais boo jëlee résistance bu demee bu Cheikh Ahmad Bamba teg ko ci jàmm résistance pacifique loolu gis nañ vraiment résultat yi mu jur tey xañ na boo seetloo ñeneen ña fa nekkandoo woon ak moom suñu buuri ceddo yi presque bàyyi luñ ñu lu bëree bëri bàyyi luñ ñu résultat yu am solo yi nga xam ni quand même moom la fi sëriñ si bàyyi te ñu ëpp ci sëriñ si ñi ngi doon jëfandikoo jàmm
te loolu aussi l'islam daf ko accepté bu baax a baax l'islam dafay gis ni yoon saa salaam wane na ko ay yoon ba mu nekkee Màkka ba muy doog a ñëw Médine am na ay yoon ñu tooñ jullit yi mu gis ni fayu du solution mu bàyyi. kon jullit bi donc li ko yitteel mooy jàmm am ci la war di dox ci la war a taxawee te loolooy li ko diine digal mais suñuy delloo ginnaaw tuuti ñu jégal ñu ci guddal bi mais soo delloo ginnaaw da ngay gis ni li fi gën a rëy aussi ci ay guerre mondiale leneen ak leneen sosoowul ci réewu jullit yi mais effectivement mi ngi sosoo ci réewu tubaab yi. jërëjëf docteur Fall li nga wax am na solo lool tontu bi leeral nga wax dëgg yàlla ne l'islam dinay jàmm la indi nga ko ci teg ko ci alxuraan hadith ak ay su dee fu ñu gën a jege muy Sénégal gi mag ñu baax ñu fi nekkoon ni ñu jëfandikoo résistance pacifique mu di jàmm ba bàyyil ñu fi résultat yi ñu fi bàyyil te loolu day indi ci sama xel rek wax ji Cheikh Ahmad Bamba waxoon ne ci ni nga ko waxee ne bokk na ci liy indi jàmm jéggale ak bale Serigne Touba dafa mos a wax ne ba ma mosee ñu tooñ ma muñ sunu borom fayalu ma fay ma lu ma def ci tooñ lu dul muñ kon loolu effectivement day màndargal li nga wax ne l'islam diine jàmm la te lii yëpp wane na ko kon xëy na pour gën a indi leeral ci laaj boobu ci lay des l'islam ndax xajoo na yeneen diine ndax xajoo na yeneen civilisation ba jàmm mën a am ci seen diggante. jërëjëf sëñ Cheikh l'islam bu baax a baax la xajoo yeneen xalaat yeneen diine yeneen civilisation te loolu day wuute ak yeneen xalaat ci àddina bi. États-Unis dañ fay dellu toujours Occident d'une façon générale seen stratégie gën a mag ñi leen di xalaatal bokk nañ ci ñi créer situation bi nga xam ni sax moom la àddina bi di dund tey Huntington dafa théoriser te Huntington mi ngi nekkoon ci place yi gën a rëy yi nga xam ni dafay def ay études stratégiques ci États-Unis te xam ngeen ni fu demee ne États-Unis fu demee ñeneen seen yëpp presque dañ ko teg ci étude c'est-à-dire li fekk téeméeri at li fekk ñaar téeméeri at li fekk fukki at ak juróom lan mooy xew yooyu bokk sax ci ñu gën a manqué quand même ñun ci suñu réew yu ndaw yi parce que am na situation yoo xam ni bu doon dañ koy étudier xalaat ci mun na am ñu amal ko solution mais malheureusement toujours dañuy bàyyi noonu rek loolu moom feebar la boo xam ni dafa dal bu baax a baax suñu réew yu ndaw yi. donc kooku seen étude stratégique yi daf ci doon wax Huntington nii mënuñoo bañ a dem ni àddina bi di doxee mënul bañ a egg ci choc des civilisations c'est-à-dire sadaamul xadaaraat mu ne il faut àddina bi ni muy doxee il faut nit ñi dinañ mbëkkante ji surtout civilisation yi li waral donc mu wax loolu Fukuyama dafa bind beneen livre moom it mu ne la fin de l'histoire mu ne histoire daal jeex na parce que àddina bi comme communisme daanu na benn force des si loolu moom mooy liy continuer ji presque amatul contradiction bu war a am ci àddina bi ak yu demee noonu wane ni aussi force économique militaire ak yu demee noonu ku ko am yaay àtte ji àddina bi mais Huntington ni déedéet ni kii àtte ji àddina bi suba moom mooy ki gën a baax le culture ki gën a baax le civilisation mu ne nag kon civilisation yi nekk ci àddina bi soo ko doon natt ñetti civilisation wala ñetti groupe nga koy def bu Occident bi ak beneen civilisation boo xam ni pare na pour seey ci biir civilisation occidentale mu boole ci lu demee ni ay URSS ay Japon ay ñeneen ak ñeneen Europe ak parce que ñoo la ñoo bokk xalaat ak civilisation boo xam ni ñoom pare nañu dañoo décider résister civilisation ak itam ñoo xam ni mi ngi leen tuddee les civilisations faibles yi nga xam ni nee na Afrique wala Amérique latine yooyu moom kenn tuytu leen parce que mënuñoo influencer ji àddina bi donc mu ne kon civilisation yooyu nag nee na
ñi nga xam ni mu pare nañu ci seen wàllu xalaat seen philosophie seen diine sey ci biir États-Unis si sey ci biir civilisation occidentale amul problème mais problème bii posé wu mooy ñi nga xam ni ñoom décidé wuñu seey mu leen di tudde nag ay civilisation yoo xam ne dañoo pare pour jàmmaarloo ak Occident mu cité ci ñaar mu ne civilisation chinoise ak islamique civilisation musulmane mu insisté nag civilisation musulmane wane ni kon il faut ca cëppaandonga il faut que mu am choc il faut mu am mbëkkante entre civilisation occidentale ak civilisation musulmane kon noonu lañ gisee mais par contre l'islam moom gisul loolu l'islam dafa ni cohabitation mun na am pourquoi ñu bëgg coûte que coûte mu nekk guerre mun na bañ a nekk guerre l'islam dafa gëm ni cohabitation mun na am diggante civilisation yi soo delloo ci histoire doomu aadama l'islam dafa gëm dialogue l'islam dafa gëm déglu nit ki mu wax xalaatam yàlla ñu ko commencé jàngal depuis balaa muy bind suñu maam aadama dafa wax ak malaaka yi inni ja'ilun fil ardi xalifatan non seulement informé na leen mais ni leen déglu seen xalaat malaaka yi ni ko mu ne leen dama bugg a teg indi ci kaw suuf ab xalifa mu nekkal ma fa malaaka yi ni ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima danga fay def koo xam ni day yàq di tuur deret rek yenn saa yi soo dee déglu léegi rajo yi télévision da nga naan vraiment malaaka yi waxoon nañ dëgg yàlla ni leen loolu mun na am mais inni a'lamu ma la ta'lamun xam naa ni doomu aadama soo ko defaree ni mu mun a yàqe su fekkee defaruñ ko lu ko raw la mun a defare su fekkee defar nañ ko kon non seulement gis nga yàlla accepté dialogue mais yemul sax ci dialogue bi ak foofu mais dialogue bi sax dépassé na ko mu defaat même dialogue ak Iblis bi mu bindee aadama moom ba pare digal malaaka yi ni leen sujootal leen ko Iblis bañ tëbul rek ni sànni leen ko safara alquhu fi jahim rey leen ko déedéet daf ko poser question lu tax sujootuloo Iblis doxee justification yàlla tontuwaat loolu ma ni ay théorie lañ koy jàppe mais dafa àndaale pratique l'islam dox ko loolu la l'islam di doxal ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci jullit yëpp ba ci nit ñu baax ñëpp yum sallam toog na recevoir ci biir jàkka ji délégation chrétienne di discuter ak ñoom ci ni ñu gisee yonent yàlla Isa ak leneen di wax ak yahuud yi di leb digganteem ak ñoom di jëflante digganteem ak ñoom benn bés romb na ab néew romb yonent bi jug taxaw jullit ni ko yonent bi xamoo ki nga taxawal di ab yahud la juif mu ne ndax du nit nga ciy jàng ne kon l'islam nit ci boppam moo ko njëkk a yitteel balaa koy leneen di yitteel l'islam donc kon ba pare yu bëri yoon sallam dem na ci ba naan ñu man maay nekk avocat ahlu zimma ku nekk ci biir réewu jullit nekk fa minoritaire ñu tooñ la man maay nekk sa avocat yawmal qiyaam donc yu bëri donc wane l'islam wane na ko saxaaba yi wane ko nit ñu baax ñi wane ko mais aussi dund ko wane ni l'islam dafa accepter ñeneen l'islam dem na ci ba naan la ikraha fi diin amuloo droit imposer nit ki diine amuloo droit forcer ko am na benn saxaabi bu ñuy nettali mu dem ci benn xare jekku benn yéefar bi ni laa ilaha illallah mu ne dafa bañ a dee rek day fen rey ko bi ñu ñëwee nettali ko yonent bi saxaaba bi nee na yonent bi dafa doon jàmbat di mer ba mujj ma ni ak a neexoon ma nekkoon yéefar tuub tey pour bàkkaar boobu denc ci man yonent bi ni ko looy def ak laa ilaha illallah naka nga nar a def ak laa ilaha illallah rey kuy wax laa ilaha illallah donc kon l'islam dafa xajoo ñeneen ñi dafa gëm ni diine nit ki day am conviction pour dugg ci su ci duggul loolu digganteem ak yàlla la mais ci biir société bi moom ku nekk la nga gëm dañ lay may nga pratiquer ko su dul lor ñeneen. Allahu